dafa wane ni amul réponse pour la jeunesse moom. ndax dans son plan bi nga xam ne mooy le PSE bi muy doxal actuellement depuis 2014 ou 2013. daf si bind carrément que pour PSE bi marché. il faut que jigéen bu nekk warul am lépp ñetti doom. kon ki déjà démographie moom déjà dafa am problème avec la démographie. déjà jàppul ni mën na am un dividende démographique mën nañ suñu bëree day nekk benn force pour ñu mën a envahir wala boo conquérir les marchés voisins yi nga xam ne. nous sommes dans un espace économique bi nga xam ne war nañ koo mën a ñun envahir. donc muy benn. ñaar muy un problème bi nga xam ne lié à la formation aujourd'hui man dama bokk suñu gëm ni métiers yu bëri fii instant yi fii léegi même pas 20 ans ils vont disparaître. su ku am seetlu xool tuuti rek xool adduna bi nu muy doxee war na comprendre ni wartuñu soxla doomu aadama ci lu bëree bëri. tey rek ñu ngi koy waxtaan ñun tey di xool yenn métiers yu bëri yoo xam ne di lister commencé nañ def ñun gëstu boobu dans le cadre d'un centre bi nga xam fa laa nekk. di xool métiers yoo xam ne fii léegi 2035 ñun duñ ko amat Sénégal. ak lan mooy réponse bi ñu war a waajal ci loolu. waaye lii nag daf ñuy pousser ñu xalaat ci benn mbir. pour exemple Sénégal chaque at dina former lu mu néew ñu am 2500 master su ñuy wax master moom c'est une formation professionnelle. waaw donc normalement kii dañ ko jox ay jumtukaay ak mbooleemi mën-mën. pour mu mën a liggéey pour mën a taxawal dara. si 2500 yooyu lu mat 200 wala 300 ñoo siy am liggéey. maanaam lu ëpp 2200 yi kon dañ nar a toog amuñu liggéey. te ni ñu leen formé paradigme école si boobu mooy paradigme boobu moo baaxul en réalité. man dañoo formé xale yi gëmloo leen ni. da nga war a yàqamti gaaw pare sa formation pour am insertion ci entreprise yi. ñi di viser ay banque ñi di viser entreprise bii moo dàq fay bii moo dàq fay. alors que buñ la jëlul yaa war a jël sa bopp da nga war a liggéey yow. en fait si on te donne pas un emploi il faudra en créer. et loolu su fekkee dans les curricula ñu ngi insister di doxal xale yi di leen jàngal di leen jox ay jumtukaay ci leadership ci entrepreneuriat ci développement personnel. xale yi dinañ commencer gis ni solution bi c'est pas ça ne vient pas des entreprises mais nous sommes la solution. lii nag wax dëgg yàlla paradigme boobu dafa manqué dans les cadres de formation dafa mel ni tey jii lii moo nekkoon tey suñu débat maag sama yenn étudiants yi suñu décidé stade bi dinaa nañu retaan ndax tey waxtaan nañ si lu yàgg tey pour dire que lii problème la bi nga xam ne problème boobu politique yu nekk ci kaw ñoom ñoo deful seen liggéey en dernier lieu dafa lay daanelee une jeunesse bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ko jiite xaaruñu ko yaakaaruñu ko ba lépp lu ñuy def lépp li nga xam ne sax pourtant askan bi fii mën nañu ko def chaque fois ma joxe exemple yu ndaw yoo xam ne mais fii entreprise publique yu ñu am sax ñun yooyu état Sénégal moom tabax tali tabax ay immeuble pour gars yi dëkk maanaam dafa am li nga xam ne patriotisme économique la tant que intégré wuñu ko suñu biir nguur gi comprendre ni la commande publique instrument la pour mën a génnee ñu bëri de la pauvreté le budget tasaare ko ci biir réew mi. instrument la bu mën a régler les disparités ak la fracture sociale. tant que suñu état yi comprendre ñu loolu. nekk ay larbin yuy liggéeyal ay tubaab. di neexal seen ay xarit yoo xam ne. ñoom la ñuy sàccandool ndax nag loolu foog ñu wax ko. dafa am ay saay-saay yoo xam ne dañoo yor ay ndombol tànk. xam ni Sénégal yi dañuy wax ni Sénégal dafa bëri wax. il préfère ut benn partenaire européen wala américain bokk Sénégal xamul dara. gane ko marché bi 10 milliards la mais man dama ci bëgg 3 milliards kooku ne la amul benn problème essentiel man lii 5 milliards rek lay jar soo ma si joxee 7 milliards man amul problème il préfère ut kooku andi ko jox ko marché yi lekk askanu Sénégal dund ci ka jox ko Sénégalais jéem a na ko boole ndax mooy comme ñoom Mburok Sow ak ñeneen ñi rek dañuy boole wante dañuy sosalante dañuy jéebaane wante ñoom ñëpp entre ñoom te ay saay-saay lañu yàlla nattoo ñoo ñuy jiite xam nga tamit ba Maguette le cœur du problème lii kese la maanaam ñi ñuy jiite ñoo jubul ku jubul nag di jiite di jox ko jumtukaay muy bind ni ñu war a jiitee ak ni ñu war a doxalee kii dina def lu ne pour protéger wu ndax jubul donc yàlla ñu yàlla nag defal taw may ñu ay nit yu jub nit yu mel ni sama sëriñ le grand moom professeur day làkkatu Mohamed Diop jàmbaar dëgg la te ay ñu mel ni moom exemple lañu pour la jeunesse ñu war a comprendre le grand secret Sénégal rek laa gis fii ñu gars yi ñoo comprendre loolu waaye bitim réew dëkk yëpp ku nekk bëgg jéem a xool naka laay amee sama liberté naka laay entreprendre nekk sama propre patron pour kenn bañ ma sonal da ngay gis xale bu ndaw États-Unis taxaw mun la gars yi man damay créer sama own business pour nekk sama propre patron fii nag dafa mel ni c'est le contraire la ñuy jàngal suñu ay xale ni que da nga war a soo màggee foo bëgg liggéey ki naan telle entreprise telle banque telle structure waaye soo fa demee après ma yóbbu ma mag c'est fa mel dañoo tàggat xale yi pour gëmloo leen ni soxlawu leen liberté am leen sécurité fi xale bu bëgg entreprendre sa part ñoo koy naan noonu li nga ko wóorul dama ut CDI
le CDI c'est de la pauvreté. liggéey di am 300 net par weer da ngay gis xale buy liggéey fi banque guichet li muy am salaire dafay dara. baana bee di jaay li muy am par weer kii nekk si bureau bi yor costume amu ko. moo tax il faut suñu ndaw yi ñaari mbir yi dañ koy dénk mu lay tàggoo. il faut ñu décomplexé wu ci école xam ni école taxul ñu gën nit yi. jàng naa école gënoo fi muus te ëppoo xam-xam ñu jàngul école. et que jàng naa école terew la su amee opportunité. bi nga xam ne dafa laal travail terrain moo xam dem uti jën la. waas ko wala dem jaay ko xaalis bu bëri moo nekk ci biir projet yi ndaw yi nekk ci biir dëkk bi. bu seen ay diplôme tënk leen ba ñu rëy bañ koo def. très bien ñaareel ba tamit nañu nangu góorgóorlu xam ne entrepreneuriat du benn fan ngay def mu sotti. ñoom Bill Gates mu tudd léegi ñoom Jeff Bezos ak ñëpp nga xam ne jamono bii ñoo ëpp alal ci àdduna bi. ba ñuy tàmbale seen mbir pukkus bu ndaw la woon. ñuy soox ak moom ay at. ba pare gëm ko. par la stratégie ils sont arrivés aujourd'hui à s'imposer. waxatu ko seen dëkk mais sur le monde entier. balaa ñoo yegg si. ci politique gu président Macky Sall par rapport à la jeunesse. baax na ñu fàttali ne Sénégal. réew la bi nga xam ne par rapport ak li ñuy def ci politique économique base politique économique mooy nga xam sa démographie. xam sa démographie. Sénégal xamul sax démographie en enfance bi ko yor nag ndax rapport banque mondiale ak yeneen rapport yi fi nga xam ne ñoom neen ñi ñëw Sénégal di gëstu ak di saytu. dans le milieu rural xayma nañ plus de 15% ñi nga xam ne amuñu sax papier. maanaam kayitu juddu yi sax déclaré ñu leen maanaam amuñu kayit Sénégal xam leen. maanaam Sénégal xamul sax dëgg-dëgg mbooleemi doom moom yi mu am xamu ko. ñaata la maanaam dafay def rek ay estimation maanaam estimation bokkut ak recensement ci wàllu économie donc ñun. dañoo nekk di xalaatal benn askan bi nga xam ne xamuñu sax exactement ñëpp ñu ci ne. yàlla lii rek jafe-jafe la ci état. ñaareel ba par rapport ak li ñu xayma li ñu xam ci réew mi ñu gis ne lu ëpp 2/3 Pape Maguette amuñu 25 ans. maanaam plus de 65%, mën nañu wax 68% sax amaguñu 25 ans. yàlla lay andi lii ñaari bi rek la mën nekk si on aura bien formé cette jeunesse là. dañuy am droit lu ñuy woowee dividende démographique en réalité. dañuy jëriñoo population boobu mu nekk suñu force. Chine aujourd'hui invasion bu muy def économique ci àdduna bi yëpp c'est ça démographie moo ko may. dafa am ñu bëri. wala boog su fekkee ni on parvient pas instruire xale yooyu jox leen métier jàngal leen former leen soobee dañuy nekk une bombe démographique. xam dañuy nekk xale yi nga xam ne dañuy mer. dañuy frustré. amuñu gisuñu seen bopp ci réew mi te tànk yi may gis aujourd'hui par rapport ak multinationales yi par rapport ak contrat public yi par rapport ak marché yi dafa nekk di ñu yóbbu instant ci bombe démographique boobu ay xale yoo xam ne dañoo dem ba ñàkk espoir en réalité te lii nag lu dangereux la ci réew léegi nag que faire face à cette jeunesse là ñun dañoo yàgg am ay nit yi nga xam ne dañuy politiser suñu dëkk c'est-à-dire que structure ñu teg sax parce que structure yi bëri nañ bi day wane rek ni dafa am benn méli-mélo dafa am benn jaxasoo bu état bi xamul fan lay taxaw ndax day créer ay agence yu bëri yi nga xam ne c'est ay mission dafay chevauché wante day créer agence ak ay fonds yi nga xam ne sooy xool seen mission kenn ku ci nekk ils font tous presque la même chose lii nag li muy andi dafay andi déjà possibilité la pour caser sa ay nit pour ñu lekk xaalis waaye it dafa politiser mbir mi ma nga xam ne boo bokkul ci nguur gi ci président fi mu nekk soo sàgganee financement yi ak jàppale yooyu yëpp mu nam doo ko am te lii nag dara gënu koo ñaaw te tàmbali depuis temps Abdoulaye Wade donc li may wax libéraux yi ñoom dafa am benn lu ñuy woowee bordel dëgg-dëgg lañ def ci dëkk bi ak FNPJ ak lépp nga xam ne ku bokkul woon wax dëgg yàlla doo am man xam naa si nga xam ne déposé nañu waaye bokkuñu woon PDS c'est des projets ñoom li gën a ñaaw sax leen def waxuma dañ leen ñàkk jox projet yi waaye dañoo toog jékki-jékki gis seen projet ñuy doxal ko changé tout bi ñu wóor leen joxañ ko seen ay booy donc dans un pays tamit gestion bi buñ ko démocratiser wul rek sellal ko yemal si ñëpp rek lépp lu ñu mën ci wax it day nekk ay waxi kasaw li si mujj nag li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la ñu war ko comprendre mooy am na benn aspect bi nga xam ne aspect boobu moo gën a ti bon ci jeunesse bi tey aujourd'hui au Sénégal te dafa xaw a laal un peu problème ethniciste bu ñu jógee woon sànq xam nga l'islam problème yu gën a ngand yi mu am taarix ñoo jàpp ni mu ngi ko am ci xilaafa Seydina Ousmane ibn Affan li ko waraloon Seydina Ousmane dafa bëri woon kersa wax na ni moo ëppoon kersa ci nit ñi dafa amoon kersa ba nga xam ne wax na ni yonent sa moo ko wax ne ko yow yàlla si moom dafa laa rus mu nekk kee xam ne mënul woon ngàntal te mënul woon bañal doomu aadama léegi nag ay askanam fi mu bokk moom profito ci melo bu rafet bu mu am ak ci mandoom di laaj ay poste muy nommé ay gouverneur di joxe ay postes yu bëri yoo xam ne askanam ñoo ko amoon ñoom ñuy wax Banu Umayya jullit ñi
pourtant ñu maandu lañu ba ñu gisee abi boobu gis ni kii ay mboqam fépp fu nekk gouverneur ay mboqam a fa nekk dafa andi benn ngan di fronde bi nga xam ne moom mujj na dem ba ñu jàpp ko séquestré ko tere ko génn këram ba luñ koy rey te Seydina Ousmane si kenn si ñu gën ci askan bi la bokk ndax fukk yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñii am nañu àjjana te génn ñu àdduna ci ñooñu la bokk li nag bu ñu amee tey jii Sénégal kenn ki nga xam ne dayo Seydina Ousmane yeggu fa maandu Seydina Ousmane amu ko jubu Seydina Ousmane nekkul ci moom muy président Macky Sall kee kersa moo taxoon muy nommé ay mbokkam ndax mënul woon ngantal gars yi xam ko di ko exploité kii moom moo ko tey jël ay mbokkam di leen nommé ne moom ku bokkul si moom sax da lay compal ay nitam lay may si Macky Sall gis nañu soo ko déggee Sénégal fii ñuy wax nédo-bandouisation de l' administration c'est-à-dire que nommé à tous les postes parce que fépp yoo xam ne responsabilité la moo xam armée la moo xam fépp laax de gars yi gis ñoom ñëpp presque ay Haalpulaar la aw ma problème Haalpulaar la sama maam Haalpulaar la waaye dëkk duñ ko yoree noonu en réalité du ñu def lenn li nga xam ne mën na frustré ñenn bay créer yenn wax yu sew yoo xam ne ndax wax yu sew tool dafay wax naan le diable est dans les détails wax yu sew mooy andi problème yu ngan la ci réew yi donc wax yu sew yi buñ ko négligé di ko nëbb dëbal naa wax bu sew kese du jëm fenn mbir mu ñàkk solo Tunisie bële xale boobu andi printemps arabe tax ay buur ak ay président daanu seen ay dëkk benn xale bu ndaw la bi nga xam ne dafa taal boppam ci benn place Tahrir kenn xalaatul woon ni taalam boobu dina wàccee ay président ay roi waaye pourtant wàcc na leen pour dire jëf ju sew sax mën na andi lu ngandee moo tax war a def attention à des jëf yoo xam ne ñu ngi koy tuutin te yàlla xam na ni impact ak yu mu mën a am wax dëgg yàlla mën na ngand may wax nag benn parenthèse bu ndaw par rapport ñu wax sànq ci Kekendo Kekendo du organisation Joola ay wolof bokk nañ ci ay séeréer bokk nañ ci ay joolaa bokk nañ ci donc suñu bëggee gëmloo waa Sénégal yëpp ni Kekendo mbiru joolaa kese la parce que gis naa si presse bi di mel ni séeréer joolaa la c'est pas vrai donc li si ëpp laa wax ñi fa bokk am na ay joolaa naam si direction bi lépp mais dama ne mbooleemi askan du groupe bu ñu ubbil ay joolaa kese donc askan yëpp fa nekk Sénégal wax dëgg yàlla macha allah précision bu amam solo la am na benn jotaay bi nga xam ne ñun amoon nañ ko benn réew bu sori bokk fii ak Sénégal ñu demoon fa dans le cadre yenn travaux yi ñu doon def foofu pour des études géopolitiques sur le continent africain amoon ci ay instituts yoo xam ne tubaab ay anglais yu bëri yoo xam ne ñoo fa tasewoon ba ñu toogee di xool cartographie des crises yu am ci Afrique dañoo dem ba ñu yeggee Sénégal dafa am kenn ki xam ne du ma ko fàtte mu tubaab la français moo taxawal ne Sénégal c'est le pays le plus stable en Afrique subsaharienne mu ne ñaari facteurs kese mooy facteurs yoo xam ne vraiment c'est des facteurs yoo xam ne mën na déclencher des problèmes yoo xam ne irréversibles dans ce pays mu ne benn bi c'est la fibre ethnique et heureusement ils l'ont réglé à travers leur tradition leur us et coutume man j'avais compris que mbiru kalante yooyu lay wax moo tax muy wax mu ne beneen bi nag mooy bi nga xam ne boobu il est latent et boobu il va faire des dégâts dans ce pays mu ne c'est les postures confrériques maanaam dañu ay tubaab ñooy am ay gëstu ñoom di xool mbiru confrérie Sénégal di xool mbiru waaso yi massa ko nit ñi nga xam ne ñoo ci biir réew mi war a def très attention à cela ma gis nag ne ñaar yi muy mbiru confrérie ak mbiru ethnie libéraux yi ñu ko andil fii Sénégal ñu xamuñu ko woon avant ñoom su Wade on parlait beaucoup de affaire confrérie ndax homme politique tamit warul surfer si ay sensibilité pour gën a mën a asseoir moom son pouvoir mais su Macky nag mbiru ethnie dafa jéggi dayo ndax Macky aujourd'hui moo dugal Sénégal ci benn niveau bi nga xam ne ci wàllu ethnie ñun Sénégal en tout cas jug nañ ba toll nii mosuñu ko woon xam te nag li ko andi du question de kese ay population yeeg wala askan bi déedéet à un niveau supérieur si dëkk bi ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ministre ki nga xam ne mooy président ñoom ñooy tenir ay discours yoo xam ne discours yu haineux la discours la yoo xam ne dafay mettre l'accent ci affaire waaso ay ministre def nañ ko fi ay député def nañ ko fi ñoom ñëpp ñu ngi far ci camp wu Macky Sall Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk yemu ci ay mercenaires de la plume yi nga xam ne qui travaillent pour le palais leen di fay xaalis xam nga jamono bii le palais a ses mercenaires ak ses chiens de garde lii mooy politique gu actuellement politique gu Macky Sall il a ses mercenaires yoo xam ne ba mu ñëwee moom gis nu journalistes yi yenn journalistes yi sonal woon Ablaye Wade Ablaye a souffert ndax yenn problème ñoom Latif Sadji Bokk ñoom Souleymane Jules Diop il y avait beaucoup de journalistes yoo xam ne wax dëgg yàlla Wade su amee posture bu xaw a délicate presse bu insoumise boo ko yóbbee woon Macky comprendre ba mu ñëwee ñooñu la njëkk jël defeen ay ministre Macky avait compris rôle journaliste yooyu moo xam ñoom Latif ak ñoom Jules ak ñëpp ñi nga xam ne yoon sànni xeer Ablaye Wade dafa leen jël name leen pour mën a am jàmm
ba pare jéem a xool ñeen ñu leen jëndee pour ñu koy waxal ut ñu ko saagaal ak ñu ko xasal donc aujourd'hui kon c'est à un niveau supérieur te Macky Sall mooy instigateur bi en tant que ay ku am ay ministres yu wax ay njombe ku am ay mercenaires yoo xam ne dañuy bind leen di jox ay yenn marché yi ndax mercenaires yu bind yooyu yëpp Sénégal ñu leen di topp Sénégal dëkk bu ndaw la bëriwuñu lu fi waay def ak lu fi waay wax gars yi xam ko donc ñii dañoo am yenn marché ni état jox ñu leen di may xaalis ñu leen di jël ay nit donc taxaw di saaga ak di manipuler ay mbir wax dëgg yàlla ñoom jàpp nañ ni moom la ñu war a delloowee njukkal teraanga li ñu président defal donc lii nag lu dangereux la tax mu ne dafa dangereux ba ci li xew université semaine bi passée dafa dangereux parce que bataille rangée yàgg na université képp ko xam université xam na ni ay xuloo xeex diggante ñaari kuréel yàgg na fa am kenn mësu koo génnee di si communiquer comme si ñaari groupe ethnique ñooy xeex c'était 2 groupes yoo xam ne organisés associatifs ñoo nekk ñoo jote pourquoi ñu analyser ko sous l'angle de ay ethnie c'est parce que ñi ko def am na lu ñu ci namm ñoom am na lu ñu ci bëgg am na lu ñu ci namm parce que lii yàgg na fa am muy am ay xeex muy am ñuy gaañu ñu koy régler parce que université dëkk la moom ak dëkk Dakar ak it ñu day am ay xeex waaye mosuñu ko analyser ci plan bi ñu ko analyser lii nag ci jamono bi nga xam ne président Guinée mu ngi naan complot yu ngand yëpp ñuy complot Guinée Sénégal fii lañ koy lalee président Macky Sall koy tomb wax na ko ci Jeune Afrique semaine bii ñu weesu président Macky Sall ak ay nitam yëpp di préparer benn kaw bëgg ñu gëm loolu dafa am ay forces occultes qui en veulent au Sénégal ñoo bëgg taal réew mi dafa mel ni ñu ngi ñuy préparer en Afrique subsaharienne en tout cas dans le Sahel nga xam ne tubaab bi dañ ko localiser comme étant léegi le point bi nga xam ne mooy point focal du terrorisme dans le monde ndax ñun jëlee nañ ko Orient ci Afghanistan ak Irak bëgg nañ ko andi fii ci Afrique soo xoolee Mali bi rek lu ëpp 17 pays sont présents là-bas ba ci ay Belgique ak ba ci ay Danemark ak ku nekk andi na arme Pays-Bas ak Espagne ak France ak du France kese nekk Mali ñu bëri xam ne loolu tous ces pays européens ak américains ak ñëpp ñu ngi ci Afrique de l'Ouest bi di négocier ay bases militaires yu bees américains yi ñëw nañ Russes yi ñëw nañ européens yi ku nekk tam mu ngi jéem a xool nu mu positionné woo militairement dans cette zone là ñun africains yi ñoo doon toog xool analyser xool quel est l'intérêt économique et stratégique bu nekk ci ginnaaw ces collaborations ces partenariats militaires la yoo xam ne ñu koy andil lii nag ma ne ñun ñoo war a am prise de conscience jouer suñu rôle balaa li ëpp di ñu dal ndax man mi kat wax dëgg yàlla Pape Maguette man je me réclame Sénégal te dama bëri ay morom ci biir réew mi nous sommes fortement métissés man je me réclame pas ci benn ethnie te li ma dal moo dal fii ñu bëri ñi sa yaay day nekk séeréer ñi sa papa nekk nangam nga boole lébu séeréer tukulóor fii nous sommes un peu de tout donc nag li nga xam ne mooy suñu force mooy suñu may bi nga xam ne moom la ñu bëri ñeewee ndax lii ñu bëri bëgg ko am te amuñu ko wax dëgg yàlla lii suñu sàgganee ay politiciens yi xam ne dañuy foo kese pour jéem a yàggal seen nguur ba pare dañoo war a dem te ñu si bëri si ñoom jënd nañu ay kër si dëkk tubaab yi amal ay nationalité seen ay doom seen jabar bu si ëmb sax ñu yóbbu ko bitim réew mu wasine foofu préparé dem ñibbi foofu suñu nangoo ñu taal suñu dëkk mooy ko ñun ñoo ñàkk fayda donc Pape Maguette lii jàpp naa ni askan bi moo ko war a fajal boppam ndax bu leen setaanee fi ñu war a jëmee di wax dëgg yàlla dama wax ne jàmm amu fa de waaye damay ragal ni musiba na judd yàlla